اللهم صل على محمد وآل محمد. Déjà, on a un nombre acceptable. Déjà, c'est un nombre acceptable. Babacar, après ñu tax ci ñaari saal arrondissement yi benn côté commencé baram ko Moustapha yaa ngi Moustapha non non après pour cérémonie bi. waaw xaw na dañuy def cérémonie après ñu tas leen su ñuy def cérémonie ouverture bi waxtaan après ñu xaajal ñu nekk classe bi ah Amath voilà. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان صلى على محمد وآل محمد. ginnaaw ba ñu sant yàlla subhanahu wa taala moom yeeyoo cant di julli si yonent bi ak waa këram ñu ngi leen di nuyu ci di leen tatagal di leen wax bismillah et di nuyu mbokk yi jógee Dakar Cheikh Murtada et Cheikh Taha ak Cheikh Badiane niki noonu ak ñi mu àndal ñëpp Cheikh Sanungom. di nuyu itam ki nga xamante ne moom mooy Abdoul Wahab Cissé mi nga xamante ne moom moo organisé lii woo ñu ñun ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax délégation ñi jóge Potou ñu ngi leen di nuyu ñu jóge fii ci Louga itam ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen wax bismillah. kon séminaire bi dañuy wax ne 3 jours la 4e bi ñu def ko conférence maanaam conférence ba nga xamante ne centre culturel lañ koy defee incha allah 3 jours yi nag. dinañ si xamle ñan ñooy ahlul bayt ñan ñooy waa kër yonente bi alayhimu salaatu wa salaam su ko defee Cheikh Taha mu ngi fi Cheikh Murtada Cheikh Badiane ak itam Cheikh Alpha muy jóge ba Daara Jolof ñëw na moom itam ngir participer su ko defee loolu la ñu tijjee séminaire bi ma doon wax nag ci turu jàngalkat yi nekk fii maanaam ñi jiitee kuréel yooyu wala délégation yooyu ñëw comme Hamad mi ak ñeneen ñu nekk fii kon nag wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin ñu commencé ko si bismillahi rahmani rahim ñu jeexale ko alhamdulillahi rabbil alamin bi haqqi Muhammad wa ali Muhammad Muhammad wa ali Muhammad salli ala Muhammad wa ali Muhammad. waaw man nag maa ngi jubal samay kàddu surtout ci ñi nga xam ne man maa leen fi indi dafa ni maa organisé séminaire bi sax waaye séminaire bi xëy na ñun ñëpp ñoo ko organisé man nag ñu ma fi invité juste dama leen di wax rek sabab bi ñii ñooy waa kër Ahlul Bayt maanaam ñun li ngeen di wax li ngeen di dégg chia ñuy wax les chiites man ci kuréel googu laa bokk moo tax ma invité leen pour ngeen xamante loolu pour ngeen am ci connaissance parce que xëy na ba léegi da ngeen ci am ngeen ci daan dégg rek ay dégg-dégg rek ngeen ci am amuleen ci lu leer tey nag moo tax kii sax Dakar dañ ko waroon a defe mais Chérif Maolana man maa ko ñaan ne ko nan ko def Louga parce que comme man ci loolu laa bokk te xam naa ne sama mbokk waa Louga yi ñu bari xamuñu lu mu demee lu bari dañuy dégg rek ñuy wax chia bi di ci wax sax yu ñaaw ak yooyu fekkee nag moom gisal sa bopp moo gën a leen ndax ñun ñëpp ay boroomu xel la moo tax ma def sama kéemtulaay kàttan pour ñu def ko fii ci Louga gii ma dëkk woo ci samay mbokk ak samay am di jàmm pour ñu fekke ko ci ñetti fan yi ñu xam lan mooy chia dëgg bu ngeen fi jógee nag ah ku ne borom xel la yàlla ñu yàlla gide ñun yëpp après nag ñii dana leen jox programme bi séminaire bi yëpp ni muy demee ba ci prise en charge module yi ci war a jàngale yëpp dana leen ko wax ba ci prise en charge yëpp lu muy demee ba séminaire bi jeex allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad allahumma salli ala bismillahi rahmani rahim wa sallam wa barak ala ashraf alxalq wa a'azz almursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina abil qasim almustafa muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin warasati risalati wa nubuwa xujjajillahi alayna wa ala alxalqi ajmain mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi yëkkati kàddu nuyoo yooyu di ci wuutu donc ci ndigalal Maulana Chérif Mouhamad Ali Haydar, guide de la communauté chiite Mozdahir, président fondateur de l'Institut Mozdahir International. ci turam laa yëkkati kàddu yi ci ndigalam ndax moo ko ni bu bokk yi dajee ci session d'information bi
mu nekk une session d'information sur le chiisme, origine et principe, donc sur la doctrine chiite. mu ni ma yëkkatil ko kàddu yu nuyoo jox ko bokk yi fi daje yépp ndax yëg na ni bu ñu wootee ci loo xam ni dafa lëkkaloo ak l'islam dañ koy tuddee l'islam moo xam mu jege ko moo xam mu sori ko ku ca wuy si ku nekk yàlla ak yonentam moo la soxal liy jëkk a dikk ci xel yi lépp moo di loolu moo la soxal ba tax na kooku mu ni dañ koy ñaax dañu koy itam kañ maanaam dañ koy encourager mais dañu koy féliciter ndax wuy si na wooteeb yàlla wuy si na wooteeb yàlla akub yonentam te ku wuy si wooteeb yàlla akub yonentam c'est que dangaa doyloo yàlla akub yonentam mu ni kon mi ngi kañ bokk yépp ci loolu di leen itam présenter ay excuses am di jégalu ndax bëggoon na ñëw teewe lii ginnaaw bi nga xamee ni bokk yi ci Wahab Cissé nee na ko su sañoon ñu defee ko Louga mu ni amul benn problème suñ sañoon itam mu ñëw mu ni amul benn problème waaye ginnaaw bi mu am gàllankoor tukki loolu tax teew mu ni kon ñu ngi dalal ñëpp di yaatal ñëpp ci session d'information bi nga xam ni sur invitation bu bokk yi nekk ci Louga nangu na ñëw doxal ko ak yéen mu yónnee fi ay ndaw ndax loola mi ngi itam jégalu ñëpp di ñaanal yëpp jàmm. nee na Institut Mousdahir international outil de travail la ab jumtuwaay la pour la communauté chiite Mousdahir jumtuwaay bi mooy ñu jëfandikoo ko comme outil pour une meilleure propagation des enseignements de Ahlul Bayt ngir ñu mën a tasaare bu yaatu njàngaleem Ahlul Bayt nubuwa salawaatullaahi wa salaamu alayhi ajmaïn di njabootu ko yonent bi njaboot googu nga xam ni ci tànneef yàlla lañ ñëw waaye la dinañ ci dellu si wax xam naa incha allah ngir ñu xam ko xàmmee ko lu tax mu ni parce que yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ñu ni ci xadis boo xam ni xadis mutawaatir la xadis mutawaatir mooy ak wax ay kàddu yu jóg ou bien information bu jóg nga xam ni gis nañu kuréel yépp daanaka kenn ku nekk wax ko évoqué maanaam loo xam dafa ñëw jógee ci ay sources yu différentes ba pare concordantes nit ñu wuute bokkuñu jubluwaay bokkuñu fu ñuy naane bokkuñu ni ñuy waxee jubóowuñu sax sur beaucoup de questions mais ñoom ñëpp évoqué nañu wax boobu loolu la ñuy tuddee wax mutawaatir hadith mutawaatir qui provient de sources différentes et concordantes yonent bi nii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xeetu yonent yàlla Moussa alayhi salaam di al yahud dañoo wuute daal di pàccoo ba nekk juróom-ñaar fukki pàcc se sont subdivisés en 70 parties 71 autant waaw bàll na juróom-ñaar fukki pàcc ak benn suñu yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni ñu benn rek moo ci nekk ci lii ñu Moussa par conséquent benn boobu la yàlla di valider seen jëf conséquence majeure mooy benn boobu la yàlla di fay ña ca des ñëpp dañu wute ak Moussa parce que ils ont fait leur propre jurisprudence leur propre interprétation mu yonent yàlla Isa alayhi salaam bi mu fi jógee aw xeetam itam dañoo pàccoo def ay pàcc c'est-à-dire ils se sont subdivisés ba def 72 parties ba def juróom-ñaar fukki pàcc ak ñaar suñu yonent ni benn bi rek moo ci nekk ci dëgg parce que moo ci des ci lii ñu Isa alayhi salaam par conséquent kooku la ci yàlla di nangu ay jëfam moom la yàlla fay mu ne man su ma fi jógee maa ngi dem mais di ngeen wute vous allez vous subdiviser en 73 parties di ngeen dem ba tey juróom-ñaar fukki pàcc ak ñett mbaalu ko ëpp xëy na bu ñu doon wax ci rhétorique de la prophétie al balaagatu nabawiyya dinañ xam chiffre boobu lu tax yonent bi jox ko peut-être ci jotaayu information yi bu ñu ci amee temps danañ ci dellusiwaat wante li ci am solo comme information
wax bi mooy yonent bi nee na di ngeen wuute ba nekk 70 groupes 73 groupes kenn ku nekk ni man la mu ni benn moo ciy nekk ci dëgg benn boobu moo ciy nekk ci sama sunna mooy nekk ci sunna lii benn boobu la yàlla di nangu ay jëfam benn boobu la yàlla di fay Mawlana di faral di wax ni Cheikh Mouhamad Ali Haydar loolu information ku ko am ñaar war na ñëw ci sa xel lu gàtt-gàtt bu njëkk bi mooy kenn ku nekk kon war nga jamono bu nekk ngay xoolaat sa bopp xoolaat ci li nga nekk c'est-à-dire que kenn ku nekk ci ñun war na de façon permanente et perpétuelle di remettre en cause se remettre en cause maanaam xoolaat li nga nekk mooy xool bu xam est-ce que boobu la justement ba tey pour dem bu ko defee kenn du naan beneen bi ci des mooy kenn ku nekk war nga toog ni comme yonent bi moo wax loolu avertir ñu ci benn danger boo xam ne mi ngi ñuy gete maanaam benn aw musiba boo xam ne ñëpp dañ dal suñu kaw normalement ku xam yonent bi xam ni ko yàlla présenté kon joxe na ay solution normalement joxe na kon ci yoon ay indication yu leer yoo xam dinañu wan ni ku bëgg a mucc ci wuute yooyu ku bëgg a nekk kon ci groupe bi nga xam ne moom mooy groupe bi fidèle ci yoonu yàlla kon yonent bi joxe na ci ay solution laaj boobu suñ ko laajee suñ bopp maanaam wala hypothèse boobu buñ ko tegee maanaam nattable googu buñ ko indee teg ko rek daf ñuy yóbbuwaat ci beneen taxawaay boo xam ne taxawaay boobu nag mooy bi jullit bi yàlla laaj ci ñoom mooy taxawaayu lan nekk un chercheur permanent maanaam gëstukat boo xam sa gëstu du dàkk gëstukat boo xam tout le temps da ngay wut xam-xam di ko seeti di ko déglu fu nekk di ko gëstu ji di ko yërndu fu nekk pour kon di mën a segg di mën a xool di dem parce que loolu lañu Alxuraan wax en fait mu ni rencontre yu mel nii bokk na ci yi nga xam ne ay moyen la ay jumtuwaay la ay moment la ay waxtu la yoo xam ni buñ ci nekkee war nañ mën a am bénéfice ci loolu lu mu néew ak a bari luy néew ak a bari war nañ mën a am kon tuuti ci ay bribes d'information yu ñu mën a yëkkatiwaat ñu mën a kenn ku nekk amaat ay fenêtres yoo xam ne ci mën a porox ndollu duggaat dans le champ de la recherche maanaam duggaat ci toolu gëstu di gëstuwaat dem parce que gëstu ci jullit en tout cas ci jullit farata la gëstu ci jullit farata la kenn ku nekk ak sa niveau fa mu toll ak sa niveau de conscience fa mu toll ña ngay gëstoo moo tax yonent bi ñu woon minal mahdi ilal lahdi gëstu ak wut xam-xam fi ñu juddoo lañ koy tàmbalee du dakk ba keroog ñuy tëdd ci di jàdd loolu firnde ne ni kon xam-xam kenn ci ñun du ko jeexal ginnaaw yonent leen dee ko wut néewul ba nga am ko ba doyal néewul dee ko wut ba jot ko lépp mais dee ko wut fi ñuy juddoo ba fi may tëdd ci jaat bi loolu mooy kon impossible ma jeexal ko ci sama dund bu gàtt boobu kon warul di jeex donc cette session d'information day dugg ci cadre boobu ci wàllu boobu Institut Mouzahir international di travailler pour le développement li ñu ci yokk ñu ni yokk ba yëg ko loolu mooy le développement intégral développement intégral mooy développement bi nga xam day jël ñaari dimension yi ñaari aspect yi aspect matériel mooy àddina neex li ñuy gis ci kaw lekk ba suur naan ba màndi dëkkuwaay yu baax yu rafet penc mu rafet société bu naat nit ñi jàll mais beneen bi ci des mooy le développement spirituel mooy bu ñu defaroo ci loolu ba pare nag mais avant loolu di mën a antu fokk ñu defaru ci jikko yi bu baax bu rafet am xam-xam xam fi ñu jaar xam fi ñu teg suñu tànk ñu tënku ci charte yooyu nga xam ne moom la fa suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam Institut Mouzahir international ci loolu lay liggéey donc le développement intégral de l'être humain maanaam yokk ba yëg ko ci doomu aadama bu mu mën a doon nag moo xam jullit bi la moo xam du jullit bi moo xam chiite bi la moo xam du chiite bi ku mu mën a doon nga yokk parce que yonent bi ci làmmiñu imam Jaafar salaamullahi alayhi l'un des 12 imams kon daf ni doomu aadama bu mu mën a doon bu nekk xool ko benn ci ñetti bët yi ou sa mbokk la boo xam ne yéen a bokk deret maanaam frère la mbaa cousin la mbaa sœur la mbaa cousine la ñoo bokk deret ci mbaa bu fekkee nekkul bokkuñu deret du sama mbokk boo xam ne amul fenn fu ñu
daje ci wàllu deret kon ñoo bokk diine ñoo bokk lu ñu gëm bu fekkee ni boobu itam antuwul bokkuñu diine bokkuñu lu ñu gëm kon am na beneen lien bu ma lëkkale ak moom beneen buum bu ma takkale ak moom buum googu mooy nit la may nit la kon buum googu itam warul échappé kon lu mu ci mën a doon lu nekk dama koy fonk dama koy respecté donc ci loolu la ñuy wax ni doomu aadama fu mu mën a doon bu nekk kenn ku nekk da nga war a liggéey pour yokku doomu aadama ci wàllu boobu su fekkee ni bàyyi nga xel ñetti buum yooyu nga xam ne moo la lëkkale ak sa moroomu doomu aadama ci loolu mu ni doomu aadama nag mu ngi ko jàng su fekkee wérul moo tax Institut Mousdahir International di investir bu baax a baax pour que moom itam mu mën a contribuer ci li ay moyens yi nga xam ne moom la am ci li nga xam ne charge état bi la te état bu ko def yépp li ñu tuddee la mission régalienne de l'état en tout cas dans le domaine de la santé ci wàllu wér-gu-yaram moom tamit contribuer parce que bu yonent bi ne jàng leen loolu mooy kon na ngeen wér balaa ngeen a jàng kon wér préalable la bu nécessaire lu mënta ñàkk la pour ñu mën a jàng waaye bu ñu wéree te lekk ju itam du ñu mën a jàng ndax saako bu deful dara du taxaw loolu mooy tax itam muy ittewoo bu baax a baax wàllu développement ci wàllu boobu dans le domaine de l'agriculture ak lépp loo xam day indi doomu adama ci njariñ doon mais lépp nag ci benn biir principalement mooy ñu xam diine doomu aadama mën a am ay disposition yu koy permettre maanaam mën a egg foo xam ni dina mën a xool lu mu xool man ko ràññee lu mu xool dina ko mën a gëstu man ko càmbar man ci am benn taxawaay boo xam taxawaay boppam lay doon dafa soo lii mu am ko ca loolu moo tax Institut Mousdahir di liggéey ci loolu ak yeneen yu bare yu bari bokk yi incha allah danañ ci ñëw ko yàlla dogal donc loolu moo doon message Maulana Chérif Mouhamad Ali Haydar mu doon ko jox bokk yi nga xam teew nañ fi góor ak jigéen mag ak ndaw di leen dalal di leen satagal di incha allah waxtaan la waxtaanu xam-xam lay doon ko yàlla dogalee échange bu ko defee nag wa ma ala rasul illa al balaagu mubiin yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla def ni ko li la war mooy yow nga joxe information bi ñëpp xam ko ñëpp yëg ko mu leer ci kanam ñëpp la ci des nag moomuloo ko ci yàlla la taxaw yàlla moom donc loolu mooy li nga xam ne mooy daje bi bokk yi daje bi nag dafa tombeek ay lu mu tombeel ay imprévu ak ay impair yoo xam ni kenn bàyyiwu ci woon xel kenn foog ko woon ak yeneen yoo xam ne ay mbetteel la ba tax na xam naa am na information yoo xam ne jiboon na ci waxaab ci mbiri transport yi ak yooyu bu ñu paree incha allah danañ def luñ ban ci nekk ni incha allah kenn bañ a xiif kenn bañ a mar te bu ñu paree itam ñu joxe li nga xam ni mooy transport yi pour permettre kenn ku nekk nga dellu tranquillement ci fa nga jógee woon ci jàmm wante parce que à un moment donné sax dañ ko waroon a format mais maanaam ni jaaduwul ñu yëgal nit ñi ba pare di format amul kii format même une semaine jaaduwul duñ ko def donc nañ def lépp malgré programme yu chargé yi malgré imprévu yi ak impair yi mais il faut aller dem loolu moo tax information bi ngeen jotoon comme per diem 5000 francs loolu amul li am nga xam ni moom la ñuy moom dëppoo ak man yi pour le moment fi mu toll nii mooy incha allah kenn ku nekk bu ñu paree dina di jox benn 7500 incha allah dafa baax ay jullit bu ñu dajee ñu déggoo ci lépp ñu leeral ko balaa bi loolu moo tax sax ñu revenir sur cette question ñu dellu si ci waaye kon duñ ci dellu si ngeen baal ma ak wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. amin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad. mbokk yi ginnaaw ma leen nuyoo ñu fi teew ñëpp biñ ñu dalalee ñun ñuy gan ñi li nga xamante ne ñooy waa dëkk bi te ñoom ñoo ñaanoon lii dalal ñu ñuy ay ndaw ñu yónni ñu fi pour ñu doxal ko ki doon wax ak yéen léegi di Cheikh Taha Ahmadou Sougou moom mooy porte-parole Maulana Chérif Mouhamad Ali Haydara nekk guide de la communauté chiite Mousdahir di sunu sëriñ di sunu wasila moom mi jiitu mbooloo chiite Mousdahir nekk na mbooloo boo xamante ne fii Sénégal fi le siège bi nekk waaye dafa wër àdduna bi yëpp moom tamit moom mooy directeur de la formation
tamit moom moo ko yor kon formation yi def yëpp moom moo koy jiite moo tax kaddu bi mu njëkk a wax nii daf koo wax ci turu Maolana Cheikh Mouhamed Ali Aidara li ci des nag mu délégué ma ndax ñun ñi fi teew ñëpp ay adjoint lañu ci formation la ñu nekk direction de la formation institutionnelle internationale man nag daf ma dégg les aspects pédagogiques kon dama leen war a présenter fi mu nekk nii programme bi ñuy def naka lay tëddee ak lan la comme incha allah donc formation bi comme ni ko Abdou waxee Babacar jiitu ci dafay nekk 4 jours mais 4 jours yi 3 jours yi ak dernier jour bi ci matin bi ci la ñuy moom mooy nekk comme formation nii mais dernier jour bi nekk conférence publique parce que musée noonu lay doxee dëkk bu ñu dem dañuy jéem a dajale borom xam-xam yi ak ñi nga xamante ne yaakaar nañu ne mën nañu def ak ñoom ay échange suñu paree nag bis ba mujj bi ñu woo penc bi yëpp liñ doon wax ci néeg bi ñu tàll ko ci penc bi ku ci nekk am ci say information donc loolu moom mooy démarche bi kon tey jii moom mooy premier jour bi incha allah rabi mardi matin lay fii di jeex mardi après-midi bi ci la conférence bi di am léegi nag comme bi ñu fi woowee ñi ñu fi woo dañ ne li ñu bëgg ñoom moom mooy bitu conférence bi bitu formation bi moom mooy ñan ñooy ahlul bayt ñu xamal ni ñan ñooy ahlul bayt ak la mooy chia mais ni ko Taha waxee Mouzayir yii muy organisé du ko tuddee mu session de formation mais d'information maanaam lan mooy chiisme ci lan la ñu nekk ak lan la ñuy yëngoo loolu la ñuy jox information bi nit ku nekk nag seet noo koy jëlee moo tax suñu démarche suñuy ñëwee nii facilitateur yi ku nekk dina am benn thème bu mu développé mais su ko développé ba dañuy jox ak kaddu gi mu am débat c'est toujours avec des débats parce que loolu mooy échange donc noonu lay demee suñu ñëwee ci war a def su defee 2 heures de temps yi dañ ciy def benn partie da koy def exposé dañuy des nekk débat donc ñëpp ñu fi nekk loolu moom mooy seen loolu mooy démarche beneen bi ci topp moom mooy dañ ko scindé en 4 modules ci la waxtaan bi yëpp di aju module bu ci nekk nag dafa am koo xam ne moom mooy responsable moom mooy def exposé yi donc module bi ci njëkk moom mooy li nga xamante ne moom mooy uutale chiite ak sunnite julli ñi nekk ci àddina bi yëpp ku mu mënti noonu nga yëg ko wala nga yëg koo njëkk wala nga bañ koo yëg bokk nga ci ñetti kuréel yii da ngay nekk chiite wala nga nekk sunnite wala nga nekk xaarijite ñoom ñëpp lan moo leen wuutee lenn dong la mooy yonent bi su fi jógee kan lañu war a topp léegi nag chiite yi ñoom dañoo jàpp ne yonent bi su fi jógee nit ñi war a topp yàlla moo leen di tànn yonent bi moo koy wax nit ñi loolu lañ tuddee imam moo tax parti boobu ñu tuddee la doctrine de l'imama dan la imama kooku Cheikh Taha Ahmadou Sougou moom moo koy def la doctrine de l'imama soo demee ci sunni yi ñoom ne na yonent bi su fi jógee jullit ñoo war a daje tànn ku leen neex mu nekk seen xalifa loolu moom ñu bari xam nañ xaarijit yi ñoom nee na yonent bi su fi jógee kii amul maanaam ñëpp a yem daal ay topp xalifa ak topp sëriñ ak yooyu ku nekk daal yow yaa war a jàngal sa bopp toppal sa bopp donc ñetti doctrine yooyu moo am kon jullit bu nekk ñett yooyu bokk nga si benn léegi nag ñun comme que ay chiite lañu doctrine chiite lii fondement bi mooy imaama ci côté boobu donc loolu Cheikh Taha moom moo koy def beneen module bi moom mooy usulu diin mooy les fondements de la religion maanaam diine ji ci lan la tegu loolu ci chia fan la ñu teg seen tànk lan la ñu jàpp ne moom mooy fondement wu diine maanaam loolu su amul diine du am bala ñoo wax jullee woor ak nangam il faut que loolu nit ki gëm ko ba mu dëggu ci moom ba mu xam ko muy doog a mën a jaamu yàlla nag loolu ku koy def Cheikh Alpha Sow Cheikh Alpha Sow moom mooy représentant Mousdahir Daara Jolof am na centre Fatimata Zahra bintu Rasoul moom mooy directeur ba am na jumaa ju ñu fa def tamit moom mooy ilimaan ji incha allah ñu ngi koy waaj sax inauguré xam naa suñu ko inauguré waxaat nañu ko yëgal ñëpp fa mën a egsi nga egsi fa aussi am na rajo bu nekk foofu rajo Ferlo émission yi waxtaan ci ahlul bayt yëpp moom moo koy def daara ja fa nekk tamit moom moo koy jàngale Cheikh Alpha Sow moom dañ koo woo ñun dañoo jógee Dakar mais moom à part de Dakar la bu sëriñ ndax ne moom la jógee postam daara ñëw rejoindre ñu fi nekkat fi ñun ba séminaire bi jeex donc moom moo yor module boobu moom mooy usulu diin wala les fondements de la religion
bi ci topp moom mooy nag mbirum jaamu yàlla ba ñu wuutee ci kan la ñuy topp ginnaaw yonent bi ci la ñuy wuutee ci jaamu yàlla bëgg nañ cee wax benn firnde rek bu yomba vérifier mooy julli ñëpp dañoo d'accord ne jaamu yàlla bi ci gën a fort mooy julli maanaam moo tax sax ñu lay tuddee jullit te ñëpp gis na yonent bi julli yonent bi nee na yowmal xiyaam suñu xoolee julli gi baaxul duñu xool li ci des mais tey jii ku dugg ci jàkkay coxna ji léegi 3 heures 2 heures suñuy julli su imaam bi liqaamee da nga gis juróomi julli yu bokkul te ku nekk na yonent bi lay fay da nga gis ku ne allahu akbar bàyyi loxo yi muy lang gis ku ne allahu akbar jël loxo bi taf ci dënn bi am ku taf ci biir bi am ku taf ci pooj yi loolu lépp day am te ku nekk na yonent bi ngay topp léegi nag ci chia ñoom jaamu yàlla fan la ñuy jëlee fan lañ koy jàngee ak naka lañ koy defee ak jaamu yàlla lan lay jariñ doomu aadama loolu mooy les pratiques cultuelles aspect juridique et spirituel ki koy def mooy Cheikh Mourtada Gaye donc moom balaa moom te ci biir module boobu na ci indi histoire u mazahib bi fan la ñu jaar ba jullit ñi bi fi yonent bi nekk ñoom ñëpp ñu bokkoon lu ñuy def yonent bi jóge fi nag ñu daal di tàqaloo ba ñuy wax mooy école Malik ak Abu Hanifa Shafi ak nangam ak nangam yooyu yëpp na ci ñëw ba pare na ñëw indi nag chia ñoom naka la ñuy jaamu yàlla maanaam chia yi naka la ñuy jàppe naka la ñuy jullee naka la ñuy woore beneen partie bi moom mooy histoire ahlul bayt maanaam waa kër yonent boobu ginnaaw bi ñu waxee ñoom ñooy ahlul bayt parce que kuñ ne chia nga rek dafay tekk ne yow taalibe ahlul bayt nga ahlul bayt mooy waa kër yonent bi mais ñan ñooy waa kër yonent bi ak lan mooy seen jaar-jaar depuis bi yonent bi génnee àddina ba tey jii module boobu man mi seen mbokk Alioune Badiane man maa koy joxe donc ñeenti module yooyu nañ fi joxe suñ demee nag ba aj mardi ci ngoon centre culturel la ñu daje foofu day nekk conférence open ouvert ñu ngi ñëw exposé ku am tamit looy laaj wala looy discuter la porte est ouverte ñu laa koy discuter ki ñëpp def synthèse yi donc incha allah rabbi ñaanalante ñëpp dellu si jàmm kon Abdoul Wahab loolu moom moo nekkoon décliné programme bi suñu demee pause café ba pare nañ wane nañ def emploi du temps pour répartition horaire yi naka lay demee mais en général loolu la li ci des nag moom mooy musée international dañoo am aada séminaire bu ñu def dafa am ku ñu koy parrainé ci waa kër yonent bi ak saaba yonent bi salawatullahi wa salaamu alayhi ak ñi nga xamante ne ñoo indi l'islam Muhammadin wa ali Muhammad allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad session bu Louga bi mooy 27e session donc yéen suñu boolee ñi ñu formé gum information séminaire d'information sur le chiffre bi ñu commencé def daanaka léegi mu mat 3000 ba 4000 participants suñu ko calculé donc bu Louga bi 100 personnes lañu jël mais mooy 27e session parrain bi nag mooy Bilal ibn Rabah Bilal ibn Rabah dafa nekkoon ci saaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi nga xamante ne ba ñuy dund ci la leen yàlla gërëm yonent bi dajale saaba yëpp ñëpp dégg ko kenn weddi ko ba tey ji ñu koy nettali mu ne Bilal mu ne naam mu ne Bilal yaa ngi dox ci kaw suuf maa ngi dégg sa jéego yi muy résonné biir àjjana Bilal ibnu Rabah xam nga loolu moom kenn werante wu ko saaba yëpp werante nañ si ñoom ba mu des ci Bilal ci loolu amul benn téer du chiite du sunnite du xaariji du kenn ku weddi loolu ne Bilal da daan dox ci kaw suuf yonent bi ne ko Bilal mu ne ko waaw mu ne ko maa ngi dégg sa jéego yi sa paa yi muy résonné biir àjjana Bilal li nga xamante ne moo ëpp solo ci l'islam ñëpp d'accord ci muy julli lii woo nit ñi ci julli muy nodd moom la yonent bi njëkk a jox mu nodd première jàkka bi yonent bi njëkk a tabax muy Médine mais aussi bi ñu defee fatu Makka ca kaw Kaaba ga Bilal moo fi njëkk a nodd te bi yonent bi doon dund moom rek moo ko daan noddal mooy Bilal ibn Rabah mais Bilal aussi moo nekkoon ministre des finances du gouvernement islamique moom la yonent bi wóolu woon ci alal baytil maal li yonent bi di dund yëpp moom moo ko doon gérer mais aussi Bilal dafa cumuloon fonction tamit aussi nekk ministre de l'information de Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mais malheureusement Bilal yonent bi mu gaañoo man ak yéen ci lañ doog gëj a xam dara ci histoire am borom xam-xam yi gën a man dajee naag ci àddina borom xam-xam yi gën a mag yi ñu yaakaar na ñu ëpp xam-xam ci l'islam mais gisuguma ci kenn ci ñi ma dajeel ku mën a waxtaan ci Bilal 1 heure de temps yu mat à part li ma wax duñ ci teg dara te li ma wax sax ñu ci bari dañ naan Bilal moo doon na doon yonent loolu rek lañ ci xam mais lan moo waral loolu
pourquoi personne bu mel noonu nga xam ne moo joué rôle yooyu yëpp ba pare yonent bi seedeel ko avant muy génn àddina ne moom tànkam yi mu ngi rëkk biir àjjana pourquoi Bilal xamuñu ko loolu tam day expliquer toujours la moo tam xamuñu chiisme ndax Bilal comme que yonent bi génnee àddina dafa jëloon position ànd ak waa kër yonent bi nekk chiite ne moom li fi yonent bi bàyyi woon du ko négocier ci lañ ko beddi premièrement biñ ko menacé ne ko da ngay dellusiwaat mu ne man du ma noddal ku dul yonent bi ak ki fi yàlla ak yonent bi bàyyi ñu ne ko Bilal xamal ne yow amoo fi ay mbokk de yow nit ku ñuul nga Afrique nga jóge Éthiopie nga jóge te ñun ñooy noble yi te fàttale ku ne bi nga demee ba sonn loolu ñëpp gis nañ ko ci film bi ñu lay bëgg a rey teg la xeer ci kaw désert bi Aboubacar moo la jëndoon te moom moo nekk xalifa bi da nga kaa war a def dool li njukkal waaye waroo nekk opposant mu ne leen li ngeen wax lépp dëgg la mais bu dee Aboubacar moom mii xalifa bi yàlla moo taxoon mu ñëw jënd ma pour libérer ma ngir yàlla dina ko fay su dee yàlla taxul woon na wax lan la dépensé woon ci man dinaa ko fay mais du ma ko noonu dal ñu ne ko nag comme que tu fais de la résistance Médine moom dootu fi teget sa tànk sa coobare ci lañ ko exilé ko Syrie fa la dund ba faatu tey jii sëtu Bilal dañoo weex tàll ay arab yu weex ponk cuur la donc Bilal ibn Rabah dafa nekk symbole bu mag mais beneen symbole bi tam aussi li tax tam xamuñu ko mooy Bilal dafa nekkoon nit ku ñuul te bi yonent bi génnee àddina li yonent bi libéré woon doomu aadama muy dindi esclavage libéré jigéen libéré pauvres yi ne ñëpp ñoo yem comme ay bëñu peñe loolu dañ ko remettre en cause comme que Bilal na nit ku ñuul la woon te dafa amoon place boo xamante ne ñu bari amuñu ko woon ñu bari ci seen histoire dugal luñ ci histoire Bilal te Bilal du woon kenn loolu tamit nañ ci ñëw ci histoire l'islam matoon nañu lu mat 20 personnes ci entourage yonent bi ñi nga xamante yonent bi poste de responsabilité yëpp moom lañu ko te ñoom ñëpp ay nit ñu ñuul lañu woon mais comme les arabes ñoom ñoo fi indi l'islam te bi ñu indi fi dañoo waxoon ne ñun civilisé wu ñoom ñoo ñuy civilisé moo tax lu bari lu nit ku ñuul def ci l'islam tey jii mu réer mais nit ñu ñuul ñu commencé wuñu léegi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ki ci jiitu woon mooy Bilal ibn Rabah donc Bilal moom mooy parrain wu session de formation ñu ngi ñaan yàlla ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak waa këram ak barke Bilal ibn Rabah moomu nga xamante ne yonent bi seedeel na ko ne mu nga àjjana fekk mu ngi dudd yàlla nañu yàlla jàppale ba lépp jaar ci jàmm yàlla nañu yàlla jàppale ba képp ku fi nekk li nga fiy dégg lépp amaana du nekk njariñ waaye li fi nekk njariñ yëpp yàlla na ko mën a jariñoo ci barke Seydina Muhammad wa alihi tayyibin tahirin bokk yi loolu laa leen doon présenté programme bi di leen jéggalu incha allah rabbi Abdou Wahab nag dañuy dem pause suñu paree déjà ñu commencé formation bi dañuy diviser nag classe yi ñu ko diviser en 2 parce que am na ñii ñu ci bari arabe ay arabisants la ñu ci des ay francisants lañu pour que liggéey bi mën a yomb communication bi gën a yomb dañuy jël francisants yi def leen benn côté jël arabisants yi def leen benn côté mais même module yi lañuy def kon Abdou Wahab su amul dara lañ ci yokk. waaw xanaa ndekki yi daa pare ca des ko mën na ko indi benn. waaw dañ koy indi noonu la waaw man maa woo léegi. ñëw kay ak léegi moom. ngeen jégalu dañ ko def noonu def ko ñaari pàcc du jubluwaay xaj waaye ngeen rek yombal jërëjëf baax barakallah déjà pour rek yombal ndax xam nga booy wax ci xam-xam da ngay manipuler ay concept am ay mafahim yoo xam ñoom nga jëfandikoo concept yi bu ci nekk nag am na ñoo xam ni moom lañ gën a xam te dina gën a yomb loolu moo tax su ko defee kenn ku nekk wala communication gën a yomb ci sa wàll mais incha allah. Bismillahi rahmani rahim. Taha Ahmadou Sougou. Nous sommes ici à Louga ce 9 août 2014 pour une session d'information sur le schisme, sur l'islam originel enseigné par le prophète, perpétué par les membres de sa sainte famille purifiée, qui sont les élus de Dieu et qui ont la charge de la perpétuation, la diffusion large du message de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'Institut Muzdahir, qui est l'outil de travail pour la propagation de l'islam, de l'amour, l'islam qui enseigne la paix, la tolérance et le partage, et l'outil de travail de la communauté chiite Muzdahir, sous la tutelle bienveillante de Maulana Chérif Mohammed Ali Haydar. Aujourd'hui, nous sommes à Louga pour cette session d'information sur le schisme qui permet de faire connaître le schisme, ses origines et ses principes,
le schisme qui enseigne sur l'école de Ahlul Bayt alayhim salam, le schisme qui enseigne l'islam originel, l'islam authentique confié par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette section d'information a pour but de rendre public ces enseignements du prophète qui sont perpétués par les membres de sa sainte famille purifiée, qui sont les élus de Dieu, donc les 12 imams de Ahlul Bayt alayhim salam, dont le premier se trouve être Maulana wa Maula kulli mu'min wa mu'minatin Amirul Mu'minin Imam Ali alayhi salam. Le dernier, c'est Qa'imu Ali Muhammad, Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar Ajjalallahu Farajahu Sharif. Donc, information sur le schisme, information alors sur l'islam originel, qui a pour vocation de faire connaître l'islam, qui réunit aujourd'hui des arabisants, des gens qui ont été formés en arabe, qui écrivent et parlent en arabe, mais aussi des gens qui sont intéressés, formés en français, des professeurs et des enseignants, des étudiants, donc sont venus répondre à l'invitation des frères qui se sont constitués en comité d'organisation et qui ont fait l'invitation à l'Institut Muzdahir International pour cette session d'information. Sont déterminés par les intentions qui sont exprimées, le désir d'être informés. Et les frères qui sont à Louga, il y a des gens qui sont intéressés par le schisme, qui ont entendu parler de schisme. Ils se sont constitués en comité d'organisation, ils ont fait appel à l'Institut Muzdahir International. Donc ils ont invité l'Institut Muzdahir International et que l'Institut Muzdahir International, sa ligne, c'est que partout où il est invité pour parler du schisme, de l'islam originel, il vient. Et il contribue à une bonne organisation. Donc il se constitue en bailleur pour permettre aux gens de bien organiser la session d'information, pour mettre les gens qui se sont intéressés à l'aise. Donc c'est ça, le choix de Louga est déterminé par les Lougatois qui ont invité l'Institut Muzdahir International. Et quels sont les objectifs de cette formation? Les objectifs, c'est d'arriver à terme de faire connaître le schisme et de faire disparaître toutes les accusations qui sont portées sur le schisme. Parce qu'il y a des gens, à défaut de pouvoir faire face à l'argumentation du schisme, qui est une argumentation fondée sur le Coran, fondée sur la science et la connaissance, diffusent de fausses informations sur nous, diffusent à la limite des allégations sur le schisme et les chiites. Donc à terme, ça va permettre aux participants de comprendre que le schisme puise dans la source du Coran, le schisme puise dans la source du prophète, le schisme invite à la réflexion et à la recherche pour la découverte de la vérité et afin de se mettre sur la bonne voie. Alors qu'est-ce que vous attendez des participants? Des participants, ce que nous attendons d'eux, c'est une attention, parce qu'ils ont porté une attention, intérêt à connaître le schisme. Nos attentes des participants, c'est qu'ils soient vigilants et attentifs au discours et qu'ils posent le maximum de questions afin de permettre d'ouvrir des fenêtres pour de meilleures explications. À la fin de la session, il y aura une conférence publique. C'est ça la ligne, la tradition de l'Institut Muzdahir International. À chaque session d'information, il y a à terme une conférence publique pour permettre à tous ceux qui n'avaient pas accès à cette session d'information par une raison ou une autre, d'avoir accès aux informations générales, car la conférence publique sera un résumé, une synthèse des thèmes, des modules qui ont été donnés lors de cette session d'information. Je vous remercie. Voilà. Wa sallallahu wa sallam ala ashrafil khalqi wa azal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi tayyibina tahirin. Jërëjëf ñoo ngi fii tey ci Louga ci benn session d'information boo xam ne dañ koy def ci schisme ak lan mooy chiite ak lan mooy schisme. Ay bokk nag ñoo dajaloo mbir mi intéressé leen ñu daal ñuy woo ngan invité donc Institut Muzdahir International pour ñu ñëw jàngale si lan mooy schisme. Jàngale schisme mooy jàngale l'islam bi nga xam ne moo cosaanu moo jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. L'islam boobu nga xam ne mooy l'islam bi jàngale amour di bëggante, l'islam bi nga xam ne day jàngale jàmm di paix, di jàngale tolérance mooy jéggalante ak baalante, di jàngale itam partage loo am ci lu baax nga bokk ak say bokki nit, bokki nawle, bokki mbokk, tey lépp lu bon nga soril leen ko. Loolu mooy l'islam bi nga xam ne moom la yonent bi jàngale te waa njabootam googu wéyal ko ndax ñoom ñoo koy garder ba na gën ndax ñooy tànneefu yàlla gi nga xam ni ca ñoom la njàngaleem yonent bi di mën a wéyee te it ñoom la yàlla defar ci façon boo xam ne ñooy garantil njàngale moomu mu wéy. ñu ñëw fi nag mbokk yi ñoo ñu invité ndax aada yi Institut Muzdahir International moo di fépp fu ñu ko woo ngir mu jàngale fa l'islam googu nga xam ñu ngi koy jànge ci yonent bi
di ko jàng ci waa kër yonent bi fukki imaam yooyu ak ñaar nga xam ni ka ca jiitu mooy mawlaana wa mawla kulli muminin wa muminatin amirul muminin imaamu ali alayhi salaam ka ca mujj tey ci fukk ak ñaar yooyu di al imaamul mahdi nga xam ñun ñëpp ñu ngi koy xaar di ñaan yàlla mu ñëw ak jàmm ndax moo fi indiwaat jàmm ci kaw suuf si la ñu jàngale woon loolu mooy li nga xam l'islam boobu la institut Mouzahir international ci kilifteefu Mawlana Chérif Mouhamad Ali Haydar di jàngale loolu mooy jataay bi nga xam ni moom lañ am tey fii ci Louga di samedi tombeek juróom-ñeenti fan ci weeru août wi incha allah ñu war ci dem ba fii ak ñetti fan bu jeexee nag talaata ci suba lay jeex waaye talaata mi ngoon dinañ def conférence bu yaatu boo xam ni dañ ci woo bokki Louga yëpp ñu ñëw fekke si ko ànd ci incha allah déglu ñu jàngale ci jéem ci jàngale xam-xam di jóge ci ahlul bayt waaw li ñuy nekk ci ndaje mi day liñ ci wut mooy buy jeex ñu mën a joxe ay information yu bare ci schisme ndax li ñu teg ci deru chiite yi bari na ndax am na ñoo xam ne parce que mënuñu jàkkaloo ak chiite yi ci wàllu xam-xam mënuñu jàmmarloo ak ñoom ci génn ci li njàngalem Alxuraan ak njàngalem yonent bi mënuñu jàmmarloo ak ñoom ci doole ji nga xam ne moom la xalaat ak réflexion laaj dañuy wut ay dóor di ko teg ci ndoddu chiite lu nekk ñu ngi leen koy waxal yaakaar nañu bu ñu génnee fii ñi fi ñëw ñëpp dinañ am lu leer ci lan mooy chiite lan mooy chiisme ak lan mooy seen taxawaay ak naka la ñuy jàngalee loolu bokk na ci jubluwaay yi li nga xam ni moom la ñuy xalaat ci ñi nga xam ne ñoo bokk itam wax naa sànq ni ay bokk ñoom ñoo daje invité institut Mouzahir pour ñu def ko ñi nga xam ne ñëw nañu bokk ci session d'information bi li ñuy xaar ci ñoom mooy ñu nangoo déglu nangoo xool bu baax a baax laaj ay laaj yoo xam ne itam daf ñu yóbbu ci ñu mën a ubbiwaat yeneen buntu ngir xalaat yi gën a yaatu ngir njàngale mi gën a génn ngir ñu mën a gën a root ci teenub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak teenub waa këram li ci des nag mooy bu ndaje mi di jeex incha allah am na conférence bu yaatu bu ñuy def talaata ci ngoon boo xam ni moom mooy tëj ndaje mi incha allah ñu gën caa yaatal lañ doon waxtaanee ngir itam ñi nga xam ne amuñu woon jotu ñëw ci bokk ci session bi liñ xam dégg nañ ko fi ñu mën leen koo tënkal ci jataay booba itam loolu daal mooy ndaje mi ci gàttal. jërëjëf c'est bon. dafa mel ni Chérif Sow kontaan na ci. xam naa Chérif bay suma da ngay jël day waay wàccal naa tan musuwaar boo ko yor musuwaar baa ngi xam naa ne li ñuy wax ñoom kenn ñu ko loo leen laaj dana non ku ko la daañu ñu wax yan nit ñoo ko seq ñan ñoo ko fekke loolu yan nit ñoo fekkee mariage léegi mariage tam bari na yan nit ak ban déggu la ma wax mooy yan nit ñoo ko fekke ñan ñoo ko seq ak ñan ñoo ko defoon ñan ñoo ko defoon exemple loolu da nga leen koy laaj loolu xam nga ne yow doo ma ko wax loolu ñu koy wax laa koy laaj man nag ban gox ci ban waxtu loolu lépp danaa leen ko laaj dañoo mën bay wax rek dañoo jàng ba ñu ñoom jàng nañu ba man ko ñoom jàng nañu ba yëg waaw mais ñoom loolu lañ bëgg sa question mën nga ko poser voilà ñoom loolu lañ soxla loolu sa question nga poser dama nga dugg ma sama njëriñ ci yàlla do ko xool ñu ndu danay ma tam lu tax nga may jël ah bul ma jël waay yaa nga
Moo droit nga bañ maa jël. S'il vous plaît. Gerte kala bala ngori. يا محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة الرسالة والنبوة حجج الله علينا وعلى الخلق أجمعين من رضي منهم ومن أبى. mbokk yi ngeen baal baax rek ñu commencé waxtaan ni ñu ko waxoon sànq échange léegi ماذا تختارون؟ نتحدث إليكم باللغة العربية فصحى أم نتحدث إليكم باللغة التي باللهجة التي أنا أتقنها؟ ولا نختار مستعربون. نتحدث إليكم إذا أنتم اخترتم أن تكون اللغة الحديث إليكم باللغة العربية، وإلا نلتجئ إلى اللهجة التي نفهمها جميعا. ولا كيف؟ نعم. لا يسمعون اللغة العربية، إذا بالأولى كيف؟ نختار ماذا؟ ولا فيه. اخترتم ولا فيه. وأنت كلا. كيف أنت؟ أنا أفضل العربية. يفضل العربية. هذا يفضل العربية ولا فيه. وبعض هناك بعض لا يفهمون العربية ولا فيه. مشكلة كبيرة. نعم. الإسلامي يقودنا إلى الحديث عن الخلاف والاختلافات التي جرت بين المسلمين. على الكلام. ku bëgg a waxtaan ci diine di nga waxtaan ci xilaaf wa sayajri rubbama ila al ayam wa shuhur aw sanawat al qadim insha allah ila an yudhhir allah amrahu. ñun ñëpp gis nañ loolu du dëgg léegi su fekkee loolu am na ku wax ci diine rek di nga wax ci xilaaf yi. إلا أن نكون متعصبين وبيجني ناس مكورة رك لا يفرق فوق رك لا يوم وهذا قد لا يجدي قد لا يفيد قد لا يصل بنا إلى النتيجة المنشودة كوبا جلولو parce que li ñuy waxtaan ci diine dañuy waxtaan ci xam-xam rek moom moo koy wax ndax li ñuy wax ci diine lu ci gën a bari fekkewuñ ko ñoom jullu ma naquluhu wa natahaddathu anhu fi diinina ahdathun wa waqa' jarat fi ma mada gën a bari ñu ngi am ci démb la wa hada yatatallabu minna at-tadabbur wa ta'aqqul loolu dafay laaj ci ñun ñëpp ñu nangoo settantal gëstu réfléchir c'est important jullit bu nekk da nga war di jëfandikoo sa xel alaysa kadalik afala yatadabbaruna al-qur'ana am ala qulubihim aqfaluha aaya boobu léeg-léeg aaya boobu léeg-léeg dafay renvoyer dañuy foog ni ñeneen lay waxal mais ñun lay waxal ñun kullu man la yatadabbar wala yujhidu nafsahu fi fahmi al-hawadith wa ma yajri hawlahu fa huwa mukhatabun bihi fi al-aya al-aya tukhatibuhu donc il faut nit ñëpp ñu jëfandikoo suñu xel day
awwalu nabiyyin bu'itha ila al-insan man huwa yonent bi yàlla jëkk yónni ci doomu yàlla ñu wax qabla yonent yàlla hada nabi kaana qabla yonent yàlla mi ngi fi woon bi yonent yàlla wax di ñëw njëkk a yónni huwa al-aql xel la yàlla jëkk jox doomu aadama mu nekk an-nabiyul awwal inda al-insan moom la yàlla jëkk yónni ci moom xel loolu mooy jullit li tax yàlla tuddee ko jullit yàlla nangu ko yàlla boole ko ci njabootam la hatta unhiya al-ard al-asjila wal iqtiraha ba'da al-ard لكن تأخير البيان وقت الحاجة إن نريدك أن تبين لنا قبل أن أنا أعرض في العرض أبين ما أعتمده وإذا كان في لبس تطرح سؤال فيما يلي هكذا حتى يتم xel yàlla daf ne ñun ñëpp ñu réfléchir suñu xel du dëgg ñu jëfandikoo suñu xel ba tax wala ma nafs di wax ni wa hada min qawli al-a'imma salaamullahi alayhim awwalu nabiyyin ba'athahu Allahu ila al-insan wal aql li anna kulluna muzawwadun bi ki yàlla jëkk yónni ci doomu aadama xel la jëkk yàlla jëkk jox xel boobu nag moo tax doomu aadama nekk responsable kenn ku nekk mu kallaf kullifna al-amal wal mas'uliya parce que am nañu xel yàlla teg ñu gàlluñu jëf gàlluñu responsabilité bu doon ak xel ñun ñëpp kenn yàlla du jox benn responsabilité d'ailleurs ñi yàlla bind te joxu leen lim ñu jox joxu leen responsabilité aucune responsabilité amuñu ñun rek doomu aadama yàlla jox xel la yàlla ni ko dama laa togg jëf daal lay tànn loo nga tànn wala nga ñàkk a tànn nga nangu wala nga ñàkk nangu nga xam ne da ngay am xorriya da ngay am xorriya fii an taxtaara ma tashaa setantal rek mooy gën ñu gëstu lépp lu ñu la jox nga xool ko jàpp léegi bu ñu bëggee wax ci ñu indi suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam jullit yëpp wute nañ ci lépp ku bëgg a wax dëgg te noppaloo sa bopp da nga ne jullit dañuy wute ci lépp am na benn borom xam-xam buy wax ni innama ittafaqu ala shay'in waaxid ittafaqu ala an laa yattafiqu dafa mel ni ironiser dafa mel ni jullit yi dañuy ironiser maanaam dañu mel ni koy xaw a yéeg ci reetaanse dafa mel ni ci lenn rek lañ d'accord mooy ñoom ñëpp dañoo ànd ci bañ a ànd loolu dafa la bëgg a wan rek xilaaf bi am ci diggante jullit ni mu bare lu tax kenn ku nekk da nga naan yonent bi lii la wax kenn ku nekk nañ jël benn exemple bi Aliou doon joxe sànq bu ñu duggee ci jàkk yi ñu julli rek julli ak dama bëgg waxtaan bu ñu gëstu il faut d'abord ñu invité nit ki pour mu nangoo jëfandikoo xelam mu am xorriya ka observé sàpp yi lu bon di nga gis ñetti façon julli yu bokkul lu bon di nga gis ñetti façon julli yu bokkul pourtant kenn ku nekk ci ñoom boo ko xaaree mu génn ci jàkk ji bu génnee dina soit mun la yont nii la doon jullee boo poussé waxtaan mu daal lay indi mu brandir benn xadis indi la benn xadis ni xaala rasulullahi nangam am nga ñoom ñett ñëpp koo ci jël gis kii mu wax la ni sunna lay def yont nii la doon jullee nga gis kële mu wax la ne nii la yont nga gis ñetteel bi mu wax la même chose nga dem ni kon de bu ma ci def baax non maa ngi nag sama bopp en ce moment là bu ma ci def baax non li nga war a def mooy nga dem nga remonter barre bi dem ñoom ñëpp kenn ku ci nekk li mu wax nga xool ko est-ce que réellement noonu la wala du noonu am déet kooku war a war la ci jullit bu nekk dafa mel ni moo taxoon yonent bi daan ñu
sàkku xam-xam farata la ci ku nekk jullit bu góor ak bu jigéen lu bon bon nga xam li ngay def foo ko teg lu bon bon nga mën a roy yonent bi ci li mu wax ba kenn dootu la ca naan moo tax yàlla jox ñu xel ba pare daan ñu nag koy da ngeen du jëf da ngeen du réfléchir wala da ngeen a bëri tëj seen xol yi loolu lañu yàlla wax. maintenant bu fekkee loolu am na ki man mi jullee nii ki jullee nii ki jullee feneen ki jàng fatiha jàng bisimilah rahmaani rahiim keneen ki ni non bisimilah rahmaani rahiim bokk ci alhamdulilah rabbil alamin werante bi bari kan moo am raison donc yow jullit da nga war a dem def ay recherche s'il vous plaît le téléphone min fadlik yaa axi parce que bu ñuy téléphone ñoo ngi jël suñu àq mais ñoo ngi jàngate àqu jàmm parce que ki bëgg a déglu ñu jàng jàngate àq léegi sama warugar mooy la ma gëstu ci mais loolu daf ñuy yóbbu ci ma laaj benn laaj mais yonent bi lan la ñu bàyyee réellement lan la fi baax est-ce que yonent bi jëlul suffisamment de garantie pour que ëllëg mais lii bañ a am